mooy que Barthélémy Dias citoyen sénégalais la du dëgg. donte ni sax ok xëy na am na nationalité américaine mais ici on n'est pas aux États-Unis du dëgg dafi def ñombe bu amul fenn la fi def si réew mi fii maanaam tey si tey ñëpp xam nañ ni politiciens yi dañoo am ay jikko mala yoo xamante yenn saa yi dañuy bëgg di songante di def violence xam nga moom donte ni maanaam politicien yi fi nekkoon yónnee nañ ko maanaam ay nervi mais nervi yooyu ñëpp gis nañ image yi ay xeer nañ yoroon waaw c'était maanaam une attaque à jet de pierre du dëgg mais si vidéo bi ba mu daj moom kese nga gis saawaay mu yor ñaari fetal ñaari arme yu mel ni cowboy sol jacket non mais Bart booy juge bi yor dossier bi xam la loo war a def jël Bart yóbbu ko si psychiatre ñu xool ndax bopp bi ndax wér na parce que yow kuy sànnante ay xeer yow gars yi di sànnante ay xeer yow nga génnee ñaari fetal boo génnee ñaari fetal nga tiré ko si kaw tiital gars yi dinañ daw dem seen yoon mais mu génnee ñaari fetal di viser gars yi di tiré booy tu te rends compte mel ni kuy tiré si kaw ay mala wala si kaw ay bëy wala si kaw ay xar ba pare wëlbatiku ñu laaj ko mu ne il me semble que j'ai touché 3 personnes j'espère qu'ils sont blessés mais s'ils sont morts je présente mes condoléances à la famille ba kii dafa yabaate quoi ba pare bërki démb muy conférence de presse naan xaw ma ay celui qui ment est un menteur kon t'es un menteur t'es un violent menteur t'es un mythomane Barthélémy Dias ñun yàlla dafa def booy xoola xëy na loolu chance la nag pour Sénégal message bi ñu koy lancé ñun dëgg nañuy wax te yàlla rek a tax kenn fayuñu kenn yabaluñu barki alxuraanul karim kaaminu alxuraan boo bëggee ngeen teg ko maa njàpp léegi ma waat ko man dëgg rek laay wax te yàlla rek a tax mais Barthélémy Dias man dama ko xam ni kii li muy woote dëgguwul si moom te dëgguwul c'est un faux type un faux gars un politicien est-ce que ay dëgg te politicien nee naa leen xaj bu dee sax moo ko gën est-ce que ay dëgg tey si tey man dama ko côtoyé xam ni kii li muy dénoncé si injustice si Macky Sall moom loolu lay dawal lu ngi la ëppale jaay la ko di la jaay doole di dawal injustice est-ce que ay dëgg moo tax ma génn wan askanu Sénégal ni kii baaxul mais Sénégal nañ nekk fii gis nañ yaakaar nañ fi si ku nekk mu wëlbatiku tas suñu yaakaar du dëgg mais est-ce que en 2010 que moment bi nga xam ne ci la affaire yi di am yaa ngi koy wax léegi que ñëpp ay xeer la ñu yoroon moom moo ci yoroon ñaari gon est-ce que du légitime défense la doon def moo waraloon mu tiré légitime défense si kaw xamalan ñun xam nañ arme xam nañ maanaam affaire de défense yaa ngi dégg xam nañ affaire de protection yooyu yëpp xam nañ ko jàng nañ ko maîtriser nañ ko man mii di wax ak yow 5 ans laa def école police def fa arts martiaux def fa ay formation salle de tir def naa fa 2 ans est-ce que ay dégg man la sum waay ñun xam nañ bu baax nu mu demee légitime défense boo yoree arme si kaw maanaam koo xam ne yorul arme yow da ngay ñëkk dóor si kaw même boo amee permis port d'arme te Sénégal fii nañu waxante dëgg kenn amul droit am ñaari arme loolu militaire kase booy Sénégal boo leen ko xamul quoi yéen ñi di tëbaka dal lan moo tax nga jàpp ne que Barthélémy militaire kase moo am droit am ñaari fetal ñaari fetal policier sax laa lay wax ni amul droit am ñaari fetal yaa ngi dégg loolu gars yi xamuñu ko loolu léegi dëli la ñaari fetal yi mu yoroon noonu léegi dëli la d'accord waaw sa gis-gis lan moo waraloon mu tiire ci kaw soxor rek soxor mooy da leen gis nii rek ñuy ñoddi ay mbaax di ñoddi ay dëggu yi ce sont des faux types dañ soxor booy moom mbooloom tey si tey ñoom ñoo bëgg Dakar naan Dakar xaw ma nañ teg bët 17 milliards ville de Dakar yi nañ teg bët te ñun Dakar waaye duñu ay ngaaxa te Dakar ñun saa waaye ku ñu fi ëppale woo ñu fi quoi yaa ngi dégg Dakaru Njaay jël Jóob ñun ñëpp a ko bokku ma mi wax ak yow surtout jël Jóob laa direct sama côté yaay est-ce que yaa ngi dégg tey si tey mooy li ma la wax mooy la moom njabootam mbooloom donte ni bëriwuñ sax mais ñoom seen biir xoola bëggante wuñu dañuy soxorante booy di coobante booy di dafay action yoo xam ni saal Macky bi sax xëy na amu fa est-ce que ay dégg ñun yooyu yëpp bi nga ko xamee tamit dañ koy wax askan bi nañu ñëpp saaga nañu ñëpp bañ dëgg bi moom saa yàgg-yàgg mooy mujj te message bu may lancé mooy Ousmane Sonko laay lancé message Ousmane Sonko mais respect Ousmane Sonko xoola dañ koy ndamoo di ko tiitaroo di ko tóojal respect Ousmane Sonko. d'accord askanu Sénégal moo am yaakaar si moom. mais xam message bi nga koy lancé mooy lan. na gën a tijji xelam. bul doon ngaaxa Ousmane Sonko ñii da nga lay mubboo. d'accord ay Barthélémy Dias dañuy mubboo Ousmane Sonko. point boobu dinañ ci ñëw ci kanam. mais ñu des ci convocation bu Barthélémy Dias ñu bari dañu nekk dañu ko politiser parce que
bu ñu demee ba Barthélemy déposé li nga xam ne moom moo di caution le lendemain ñu jox ko convocation ñeneen ñi nekk partie civile bi ne Barthélemy convoqué nañ ko depuis mois de juillet mu nekk ñaari wax yu nga xam ne dafa waroo donc convocation Barthélemy yow en tant que citoyen naka nga ko jàngate est-ce que waroon nañ ko convoqué moment bi nga xam ne ci lañ ko convoqué. moom moo politiser affaire bi Barthélemy Dias moom si boppam moom moo politiser affaire bi waaw yaa ngi dégg. ak tamit seen coalition boobu ñoom ñoo politiser affaire bi nañ waxante dëgg te yàlla rek a tax moom depuis juillet bi ñu mujj tribunal newoon nañ ko le 10 novembre si nañu àtte affaire bi yaa ngi dégg. waaw ñun xam nañ tribunal ni muy doxee quoi yaa ngi dégg. waaw ñoom dañuy bëgg di nax askan wi di nax sénégalais ñun duñu ay ngaaxa. kon da ngay dëggal li partie civile bi wax que jox nañ ko convocation bi depuis juillet. effectivement waaw effectivement moom saa waa ji xoola moo la gënoon xam ni 10 novembre la waroon taxaw yaa ngi dégg. waaw moo la ko gën a xam téeméeri junni yoon nañu bàyyi di jéem a nax sénégalais ñun duñ ne ñun kenn duñu nax de waaye yomb ñu nax. ba macha allah alhamdulilah on est très intelligent après jàng nañ xàmmee nañ ràññee nañ xam nañ réew mi ni muy doxeex lépp xam nga ñun yomb ñu nax Baye Fall. nga même boo nekkee opposant ñi fi nekk nii donte ni doyal nañ si ñoom ak ñoo ñëpp di nga fiy jëlee lu bon di fi teg man du ma si mës a ànd. yaa ngi dégg ñu ngi fiy jëlee lu bon dañ fiy teg lu baax wala loo xam ni ñorte nañ ne lii baax na mais pas ñu jëlee fi lu bon di fi teg lu bon jamais de la vie. man du ma si mës a ànd. yaa ngi dégg looloo tax na ñuy wax dëgg te yàlla rek a tax yàlla nag xam na lu si xol yi te xam na lépp te dëgg mooy mujj. incha allah nañu ñëpp bañ saa waay xoola ñun ñu wéet ak suñu dëgg. duñ si mës a wéet te duñ si mës a ñàkk ndam parce que dëgg la. d'accord moo neex yàlla. ban problème nga am ak Barthélemy Dias. Barthélemy Dias mooy li ma la wax dama dem ba xam ko xam ni kii nii la men parce que xam mu doon man kese la man garaawul man damay bàyyi mu sedd. mais loo xam ni yow def nga ko ay doomu sénégalais yu bëri yow bi ngay génn di dénoncer en tant que homme public ngay wax ni kii suñu diggante maax moom jeex na. bu ma kenn laajati Barthélemy Dias parce que dama yàgg ak moom def ak moom plus de 3 ans ñu bëri si askan wi xam maax moom fu ma dem nit yi di ma ko laaj est-ce que ay dégg kon su wëlbatikoo war ma jël injustice teg ko sama kaw ma génn pour wax askan wi parce que mënu ma dem si ku si nekk benn par benn di leen wër di leen ma wax ma ni que man Barthélemy Dias c'est fini lii la ma def expliqué mu jeex bu amoon grandeur foofu day jéem a xool nu muy toogeex man ne kii sama rek la. est-ce que du yow tamit da nga su nekkoon nit non ma ñëw rek su nekkoon nit dal ci kawam ni man boo ma faalewu ma la man doomu Medina la je suis fier booy est-ce que ay dégg képp koo munti doon boo ma faalewu ma la du ma dunguru kenn du ma martaatu kenn liggéey nañ seexoon ma koy liggéeyal mooy fay yaa ngi dégg su xamul sama valeur na dem ba war ma génn wax ko publiquement ba pare mu tooñ ma parce que saa waay man ku déggul lépp li ma wax tooñ la ci ban dina xam ba xam man li ma wax yanu na maanaa wala yanuwul maanaa. Barthélemy daf la tooñ ci ban côté. benn déjà dafa abusé maanaam sama confiance parce que déjà xëy na dafa ma ñëkk naxee rek. mooy maanaam mu naxee ma sama papa. waaw ñëw na ma waxtaan naa sa papa. waaw dama lay jël dama lay embauche xam nga loolu ku la ko wax ak koo xamante yow sa papa daj na lu ne si moom. yàgg na sonn ci moom. fi nañ ko tëmbal Tamba man la sumuwaay seen waa kër yi sax fàtte ko. sama papa moo si doon sonn ma looloo ma gën a metti parce que sama papa xëy na ok xolam yaatu na xam nga mooy loolu moo tax mu siy sonn quoi mais looloo ma gën a metti waaw parce que tey say man paa yi bugguma muy sonn si ñoo xam ni maanaam duñu ay gor wala ñoo xamante ni nii gaan xëy na yéene yuñ ko sax moom njabootam yaa ma gën a xam et si ay sib léegi tey si tey mooy li ma la wax man ñaaxuma fulla ñaaxuma fayda te kenn du ma yàpp bu ma génnee ba dénoncé wax nu mu demee nga xamante ni gaan man la sumuwaay keroog bi may bàyyi xam nga dëgg mooy mujj naka li ma fa yàgg yëpp chaque mois ñu ngi doon dagg sama xaalis chaque mois ñu ngi ma doon dagg 30 000 francs 30 000 francs du dara de. wéccit la xaalis du dara. ci salaire ñaata 30 000 francs. 110 000 la nga ma waroon jox. ñu lay dagg carte d'identité 55 000 lay génnee. carte d'identité bu nekk ñu waroon ma jox 55 000 ñu ma koy jox 40 000. est-ce que yaa dégg. mu nekk 80 000. chaque mois ñu dagg ma 30 000 xam nga dëgg mooy mujj. dëgg bi keroog bi muy kalaate bi may xam affaire bi nu mu demee xëy na ñoom sax bàyyi gàcce bu doon ree xëy na heure bi duñ fi toog di xëccoo naan ay dañu bëgg nekk maire de Dakar du dëgg. waaw léegi tey si tey nax tey si tey mooy lu ma la wax xaalis loolu du dara loolu wéccit la. ñun ku ñu xam ñu xam nañ ñu quoi est-ce que ay dégg ñun xaalis jommaluñu. est-ce que du
mais colère nañ ñoon ànd ak moom. est-ce que du loolu moo la nekk tey ba nga bëgg a jël colère boobu yëpp déverser ko ci kaw Barthélemy. loolu man sax man c'est personnel c'est à titre personnel nii nga bëgg a jël lépp sotti man c'est à titre personnel man garaawul mais damay wax intérêt askanu Sénégal parce que mu tax su ma xamee dëgg bi te wanuma ko sénégalais neen kii baaxul c'est un injuste c'est un faux type li muy woote dëggul si moom naa fekk la hypocrite la su ma ko waxul askan bi bu demee bay rendi askan bi comme ni ko gars yi di defee man damay nekk complice. da ngaa jàpp ne bu nekkee maire Ndakaaru dafay rendi nit ñi. gis nga ñii buñ nekkee bu ñu kii bu jiite Barthélémy Dias man laay wax quoi Barthélémy Dias bu jiite woon Sénégal gars yi gis lu gën a metti li ñuy gis nii si Macky Sall barki alxuraan ñun xam na ñu demee saa waay. d'accord dëgg mooy mujj te bi ma génnee dénoncé ay doomu Sénégal yu bëri gisoo groupe bii nii xoola groupe WhatsApp stop injustice de Barth gis nga dañ ko naroon yóbbu yoon xëy na man amaana sax après dem naa ba benn instant ma si waxtaan ak sama papa après noonu laa reculer bàyyi mu sedd xam nga xool naa sama papa mais heure bii nii saa waay xoola xëy na yóbbuloo noonu naa ko sax dossier tribunal travail laa ko doon yóbbu ànd ak gars yi nii yëpp du def ko dossier collectif non du loolu de xama lan booy liggéey dafa am àq ak yelleefu doomu aadama boo ko respecté woo yow maanaam travail te pourtant bu doon sa doom wala yow xëy na sax ñoo xamante ni sa ay mbokk nañ te amuñu benn xam-xam wala bu dee ay gel yu ñuy tëddee wala dara wala am fu ñuy jot a jaar ñoom wala dara lijjantiwuñu sax ndax kii am na diplôme wala dara dañuy ñëw rek embauché la. góor yàlla yi sonn booy sécurité ak nu mu méttee nga teele sa life teele sa bakkan wala boog. ñëw sur le terrain di reyante mu jaral la lu ne. ñu yàgg sonn ci moom. bàyyi ma la sum waay xoola joxuñu suñu àq ak suñu yelleef loolu lañ ko doon yóbboo yoon. bu ko defee xoola mu fay ñu suñu indemnité ak suñu yëpp. te bi ñu ko yóbbuwoon tribunal travail yaakaar naa du fi sax nekk. di werante naan ay du ma fay 25 millions wala naa fay 25 millions. na bàyyi yi muy def. fii Sénégal xoola ñun ñëpp ay sénégalais nañ. nous xoola nous ne sommes pas des américains mais nous sommes des xoola sénégalais et fiers ay doom Medina nañ booy. ñun États-Unis jaaxaluñu. d'accord Khalifa. bu bëggee nekk maire na dem Washington wala Brooklyn mu nekk fa maire. mais Sénégal gi am na droit nekk fi maire. parce que am na nationalité américaine saa waay. d'accord mais Sénégal ñun xamuñu ay génnee ñaari arme di ko tirer si kaw ay nit. D'accord. Vous êtes jeune, âgé entre 20 et 30 ans, vous avez minimum le niveau du BFM, vous avez une très bonne aptitude physique et vous êtes à la recherche de travail. Ce message vous est destiné. La LONASE, dans le cadre de l'extension et de la redynamisation de son réseau commercial, recrute 1500 jeunes désirant devenir vendeurs commissionnaires. Déposez vite votre dossier constitué d'une photocopie de votre pièce d'identité, d'un certificat de résidence, d'un extrait de votre casier judiciaire et d'un CV si possible. Notez bien, le dossier de candidature doit être déposé à la direction générale de la LONASE ou l'adresse suivante recrutementvendeur@lonase.sn ou plus tard le 18 novembre 2021 à 17h30. Deviens vendeur commissionnaire à la LONASE et change ta vie. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax